ci jàpp sa fula tey nag dañuy ñëw ci acte bu njëkk ci li ñu jagleel Ma Keita bu Takeifa. Ma Keita Ma Khoudia Keita la ñu koy wax nekk jàmbaar depuis bi mu nekkee xale ba léegi lu tax mu nekk jàmbaar nee na bi mu nekkee xale ni ko yàlla melokaan bi mu am moo tax xale yi dañ ko daan dóor di ko wax lu nekk ci mbedd mi mais nee na daawul woo frère mi moo ko daan fajal boppam jàmbaar la également ci liggéeyam tey nag du ñu waxtaane musique bi nga xamante ne mi ngi koy def dañuy waxtaane association bi nga xamante ne teg na ko tuddee ko Care Albinos te ñu mu juddu depuis 2012 du ñu def lu dul seetaan li nga xamante ne dox na ko ci dellu siwaat dolli leen li nga xamante ni moo ci des. La question, on me dit, mais comment tu fais pour être la seule fille dans un groupe de garçons? Moi, je leur dis, moi, je ne suis pas une fille dans un groupe de garçons. Je leur dis que moi, je suis une sœur qui travaille avec ses frères. Même quand on emploie ce terme pour moi, ça me gêne. Je n'ai jamais voulu être une star. Moi, ce que je voudrais être, c'est un leader. Quant à être leader, c'est avoir des responsabilités, c'est de pouvoir diffuser les grands messages pour amener toutes les mentalités à un autre niveau. Et c'est ça qui est passionnant. Pour moi, c'est plus passionnant que d'être une star. J'ai vécu comme tout enfant albinos. Tu passes dans la rue et il y a des enfants qui se moquent de toi. Moi, je ne faisais pas appel à mes frères pour que c'est moi qui y allais pour me battre. Et je me posais des questions si je pouvais avoir une vie normale, une vie professionnelle normale, une vie personnelle normale. Et j'en ai parlé avec mes frères, c'est là qu'ils ont intervenu par contre, parce que c'est eux-mêmes qui m'ont dit que malgré mon état, je pouvais vraiment réussir ma vie sur tous les plans. Merci beaucoup, guys. Les musiciens sont des ambassadeurs. C'est beaucoup plus facile de passer par ce canevas-là pour faire passer tes messages, pour faire passer ton plaidoyer. C'est comme ça que nous avons pensé. En tant que groupe Takeifa, nous avons créé une association en 2012 qui s'appelle Care Albinos. Et ils m'ont donné la responsabilité de diriger cette association-là que je dirige effectivement depuis 5 ans, qui fait des activités, mais qui fait aussi beaucoup de communication à travers les médias, qui fait aussi beaucoup de proximité envers ces minorités-là qui en ont besoin, pour leur procurer je dirais, des soins primaires, mais surtout de leur procurer les conseils dont ils ont besoin pour bien vivre et pour être bien à l'aise dans leur peau. Voilà.
voilà document réalisé donc par Osiwa tuddee ko femme extraordinaire ñu wan leen ci extrait bokkewut ba tey ak li nga xam ne ni ñu ngi koy waajal ak moom c'était juste exemple bu ñu bëggoon partager ak yéen ci déjà le fait que mu am handicap sans pour autant mu tere ko jàpp fulam di góorgóorlu ci association beeg activités yi nga xamante ni mu ngi ci. dëgg la Pape Cheikh lu gën a bëri entourage am ak waa këram également jàpp nañu ci parce que comme ni ñu ko waxee rek nee na bi mu nekkee xale dañ ko doon tooñ waaye dañ ko doon bàyyi mu fajal ko boppam léegi bi mu demee nag ba nekk mag moom li gënoon a nekk ci xelam mooy leader la mës a bëgg a nekk donc bi mu ci waxtaanee ak seen waa kër ak ay magam ci la ñu créé li nga xamante ne mooy association bi tuddee ko Care Albinos Care Albinos nag comme ni ngeen ko déggee dafay dimbali ñi nga xamante ne dañu nekk ay puune comme moom que muy xale muy mag muy ndaw képp koo xamante ni également dal na la ci gis nañ ni fii ci Sénégal minorité la boo xamante ne dañ leen di délaissé moom loolu la wax nee na nekk na ñoo xamante ne nii tamit gis nañ ni dañuy am ay jafe-jafe yu bëri ci problème mu cancer di feebar boobu sonal leen dañuy am ay jafe-jafe tamit ndax nee nañ dañu nekk ay nit yoo xam ne dañ leen di wut ngir di leen di sacrifier ndax seen nee nañ sëriñ yi dañ leen di sant loolu nee na également nekk na ñoo xamante ne nii seen nekkin dafa métti biir Sénégal te nee na boo xoolee ci yeneen pays yi comprendre nañ ne albinos yàlla da ko may xel yàlla da ko may loo xamante ne nee na mayu ko kenn ci biir ay waxam bi ñu waxtaanee ak moom nee na dañu dem ba nga xamante ne dañu gaaw a comprendre lu bëri te loolu yeneen pays yi détermination boobu yeneen pays yi xam nañ ko waaye gisuñu ko nee na fii ci Sénégal nee na looloo tax mu ñu tëral loolee di association bi di Care Albinos ngir dimbali leen ngir ñu am xam seen yelleef dimbali leen ngir ñu faju waaye tamit dimbali leen ba nga xamante ne dinañ mën a imposer wu ci vie bi ndaxte am na koo xamante ne tamit wane nañu ak moom muy Mouhamed gisoon nañ ko ci vidéo Cheikh Lo bi moom moo ci nekk kooku tamit di mannequin bu mag mais également di liggéey mi ngi fële nga xamante ne mooy ville dinañ fa dem incha allah waxtaan ak moom mais lépp daal buñ ci jàppee mooy gis na ni dañuy am feebar boo xamante ni cancer la da leen a sonal ay sacrifice la ñuy def di leen nee na di sàkku xale yi jigéen yi nga xamante ni dañu nekk ay albinos waaye tamit ñu nekk ay couches yoo xamante ne dañu vulnérable donc loolu moo tax a jóg association bi te boobu ba tey mi ngi ciy yëngatu nee na depuis 5 ans donc mi ngi ciy am maanaam lu sori njortam ndax gis na ay organismes yu bëri yoo xamante ne dinañ ci dellu si comme ni nga ko waxee vendredi ñu ngi koy accompagner am nañu ko jox nag financement bu takku boo xamante ne incha allah dinañ toog ak moom waxtaane ko ak moom waaye daal li ñu mën a jàpp mooy nekk nañ ñoo xamante ne nii seen nekkin ci biir dëkk bi Pape dafa metti trop bañ ko yàggee wax bëri na ndaxte dañ doon wax naan bu leen weñ tongee sax da ngay gis seen yaram yi day def ay kii ak yooyu donc am na ay crème voilà ñu ko supporter am na supporter utiliser am na ay lunettes yu spécial yoo xamante ni moom la ñu war a sol seen yàlla donc seen i jafe-jafe dafa bëri nee na looloo tax nag loolu juddu association bi donc tey dañu ñëwoon rek waxtaane li nga xamante ne moom mu lay def en tant que moom albinos ba pare yàlla def mu am xel moomu te tey ji ñu ko ci jàppale mu nekk ndaw nag waxantuma la ak association bi la mais sur scène mooy staru groupe bi ba ñu demee waxtaan ci ak ñoom mooy jigéen bi nga xam te li muy def jafe-jafe lool te da ciy liggéey suba midi ngoon amul jot donc seen waa kër li ñu ma expliqué mooy maa ci boppam moo amul jot donc tantôt mi ngi ci musique bi tantôt mi ngi daw ci association bi donc nekk na xale waaye li mu bëggoon yaakaar naa ne yàlla nga ko ciy dimbali muy femme leader Pape. voilà tant mieux en tout cas papaam di ko jàppale ay frère am di ko jàppale et puis ñoom dañuy def fierté wax naa ko sànq dañuy def fierté xale yi dañuy def fierté jeunesse africaine gis nañu leen barki démb Télématin sur France 2 et puis gis leen itam ñeneen ñi ni ñu leen di xëccoowee pour di waxtaane seen parcours donc fierté la ñuy def pour ñëpp Ma Keita je rappelle que dinañu ñëwaat ci moom vendredi prochain ci jàpp safu la ak ñaatam Basek et puis oustaz bu ñu waxaatee ci li nga xam ne ni moo jëm ci sacrifice yi ñaare dañuy digal nit ñi il paraît puune baax na def ko lii wala def ko laa donc adduna daal jaru ko bon rek adduna moom jaru ko leen adduna jaral léegi metti na te am na ñu lay def loolu gisuñu ko de dañuy xalaat di wax demal tëdd ak dof bari nga dof yooyu romb ñuy gàddu seeni doom dëgg la xamoo ku leen jur yow tam ñaata nit yu seen xel nag demal nga jote ak puune wala demal nga rey ko reyal xale alaaj Pape jinne yi seytaane jinne mooy fawee lenn ci sëriñ ñuy dofloo nit ñi gis ngëm lépp ñàkk ngëm la rek gis nga imaan ak ngëm yàlla ku mu nekk ci yow
lu bari doo ci nekk. ku xam ne benn buur a am yàllaay séddale ku am nguur moo la jox ku am alal moo la jox ku tedd moo la teral moom borom bi subhanahu wa taala di nga jub jaamu borom bi subhanahu wa taala. mais am na yoo xam ne fi dof la rek mais nit nag bu la yàlla doxee doom mu laago fexeel parce que xel am na ko xam mi ngi laago cëram yëpp bañ. am na comme yàlla daf ko natt mu nekk puune mais programme borom bi subhanahu wa taala la mais yàlla jox na ko xel xam nga xale bi yàlla jox na ko xel ba yàlla day dem mu yàgg mel ni ku mere nit ñi naan afala yaqilu na xanaa xelluwu leen afala yatafakkaru na xanaa du ngeen xalaat lu tax ba du ngeen xalaat parce que xel dafay màgg dof bi dafa toog benn waay romb ko ne ko yow yaa ngi dof ba léegi dof bi ne ko waa baal ma maa ngi dof mais maa ngi faju am naa sens su wér mais yow mi nga xam ne dangaa dof taxamoo ne dof nga nag am na ñuy dox ci réew mi fekk wérunu am na ñuy wax ci télé yeeg rajo yi ñu leen di déglu fekk dañoo dof am na ñoo xam ne dañoo laago nit ñi bàyyi wuñu leen xel fekk ñoo ëpp bu leen réew mi déglu woon Sénégal jëm kanam. li mu wax léegi rek doguma la oustaz parce que nee na tey jii puune yi nee na booy xool bi ñu ko nattee ci àdduna bi yëpp ñooy ñi nga xamante ne ñoo ëpp capacité ci wàllu xam-xam ci wàllu bopp ci wàllu jàpp te nee na tamit mooy nit ñi nga xamante ne ni tey jii ñoo ëpp détermination ci lépp lu ñu nekk nee na bu ñu ca nekkee ak ay nit ñooy jiitu ca kanam dañu engagé nee na loolu dañ ko nattee ci àdduna bi yëpp d'accord nañu ci loolu mais ci Sénégal rek la gis ni daal loolu gisul ñu koy parce que xel mooy magasin ràññetle al aql huwa markazu tamyiz xel mooy magasin ràññetle ni dafay xalaat sëñ ci waxoon na ni ndaw ñi maa ngi leen di dégg ngeen di xóotal seen xam-xam di xóotal seen gëstu waaw xóotal gëstu gi mooy da ngay toog jëfandikoo sa xel di toog di xalaat waaw jëfandikoo sa xel di jëfandikoo sa xel di xalaat sonn ci xel mi di ko xalaat di ko toggaloo yenn saa yi nga xool jaaro bi di lijjanti jaaro bi di ko xool di ko xool lijjanti ba xam nu koy defaree ba xam matière ba fan la soqi ko am na loo xam ne xel la ak xalaat nit dafay jëfandikoo xelam nit dafay jëfandikoo xalaatam bari na ko nu bedd ci biir réew mi teg leen ni ay laagolanu fekk tey bu réew mi waxtaanoon ak ñoom ñu teg réew mi ci kanam waaw kon jàpp sa ful la lu am solo la parce que yàlla mooy bind am na ñoo xam ni laago boobu ñu laago ñu ngi ciy sant yàlla am na ci ñu am ñeenti tànk am ñeenti loxo daal di wér péng bu ñu meloon ni ñoo ñu sant yàlla parce que am na lu nekk ci seen biir ñoo xam ne mënuñu koo waxal merci ñaatam ci jàpp sa ful replay bi ci YouTube bi /TFM bu leen fàtte